Assalamu alaikum mbokki Gambia mbokki aduna man la Fatmata Konte jóge ko Taysinga Pro TV di ñaanal aji jiitu yi yal na suuf sedd seen kaw ñu caabi féete seen gannaaw tamit yal na leen yàlla génne ñu tëdd si lopitaan yi yal na leen yàlla may wérgu yaram ak wér tey nag ñu ngi Fajara Beach ñoo xool national team ñu nekk di préparé pour ECOWAS Traditional Wrestling Championship bu war a commencé April 24 to 26 àndale nag man ñu dem xool team bi nuñ nekk di préparé ma leen ko waxee woon rek team baa ngi nii di wane seen doole fii nag la ñuy xam fii nag la national team bi di xamee ñan la ñoo jël ak ñan lañ dul jël. Afternoon. Can you please tell me your name and the role that you play in this organization? Assalamu alaikum wa rahmatullah. My name is Chebo Jeng. I am being appointed as the manager of the national team, Gambia Wrestling National Team. I'm expected to compete in the upcoming ECOWAS Championship to be hosted here in the Gambia. Nice to meet you. Nice to meet you too. Okay, since you are the manager of the national team, what are the steps that you have taken to make this event a success in the Gambia? Amber, thank you very much. That's a very important question. In particular, that might not be necessary, but as a nation and as an association, as a technical somebody working under the purview of the GAA, Gambia Wrestling Association, what we did was we summoned a press briefing wherein we called and invited all the necessary wrestlers that we think can compete. And then not only that, but we also factored the those that competed in the knockoff and in the championship, the national championship that was held some time back. We considered those type of wrestlers and any other wrestler that we feel can add value to whatever the team is needed to compete in the upcoming championship. So after doing that, a lot of wrestlers came to that press briefing and registered their names. And 2-3 weeks ago, we commenced the training here at Fajara Beach, and then the training is ongoing progressively because the turnout is always good and the expected wrestlers are definitely coming in their numbers and participating fully in the training. As the manager of the national team, how do you think this event will benefit the Gambia? Yeah, in various ways. For example, when such an event is to be hosted in a country, you understand, you have a lot of avenues being open. You understand, businesses are open, they will be benefiting, the athletes will benefit because of the exposure. And for the first time that the Gambia is hosting such an event, you understand, it is very much prudent that, you understand, we use all it takes to ensure that it is a successful event, you understand, and then open all gates, all avenues, you understand, for every practitioner or any businessman to benefit. For example, we are expecting up to 14 to 15 countries. You understand, the hotels are expected, you understand, to be used. You understand, transportation is there. Businesses are always exposed to, you understand, such events, and people will be coming, buying, going in and out. You understand, so definitely there is a diverse benefit that the country, to be precise, will definitely benefit during this course of this event. Then the Gambia has a lot to gain from this event. Is there any challenges that you and your team are facing? Indeed, there are challenges, but alhamdulillah, the challenges are always overcome because of the readiness and the zeal that is coming from the executive of the GAA. Because at the moment, there is a budget being raised concerning the training, not yet out, not yet approved, but GAA is pre-financing everything that we are doing, because every day we do a refund of fares to the athletes and the staff, and we also provide water for refreshment whenever it is needed. So definitely we are thanking the GAA under the leadership of President Matar Sen and the entire executive for definitely pre-financing the training.
You understand? And sometimes we do have challenges that some wrestlers will find it difficult to come to the beach because of monetary problems, some family issues. But Alhamdulillah, what is important is the training is going progressively, and then the attendance is always good. Thank you for your time. Thank you. ak sa sant. waaleykum salaam maa ngi laa fay maa ngi tudd Mbayka di technical director of Gambia Wrestling Association. Macha allah Mbayka maa ngi lay laajte yan jéego ngeen jël pour event bi mu nekk success. waaw li nga laajte am na solo trop ndax event bi ku xam di dynamique wala ku xam tolluwaay event bi yaakaar naa ay jéego yu am solo war nañ ko jël si waajtaay bi jëmale si event bi ñu ngi si kawam nag ñu ngi si waajtaay bu métti comme ni nga ko gisee nii bala ñoo commencé training am nañ several technical meetings with the technical department xam nga draw programme 3 months programme pour technical preparation of the team ñu def ko in phases. We have the general preparation phase nga xam ne si lañ toll ni after dinañ am the pre-competition training phase nga am the competition training phase so ñetti phase yi lañ ko divide si general training bi si la ñoo def suñu selection si la ñoo drop pre-competition mooy di camping mooy elite residential camp boo xam ne pour mbër yi la ak technicien si boobu lim laaj dafa bari because tëju liggéey bi only one session la soo xoolee general preparation phase bi only one session la mooy ngoon ba ngoon la ñoo train waaye suñ demee si pre-competition phase bi ñu ngi train suba si ak ngoon train lekk ak tëdd nelaw moo fa am si biir nag preparation boobu noonu dina bari ay mbir mel ni dinañ am ay video sessions comme bëre competition la ñoo def te bëre la individual sport la dinañ lijjanti suñuy opponent seeni videos pour analyse seen weakening points ak points yi nga xam ne moom si lañ for tàggat si suñuy athlète ba xam ne suñ ñëwee si real competition phase bi du métti parce que ki nga war a bëreel ku nekk xam nga fi nga koy jaar bi am li nga soxla si moom yaa so dina am boo xam ne nag mental preparation la moo nekk mooy 10 days wala 1 week before the competition phase boobu moom mental preparation la foog nga work on the mentality of the wrestlers xam nga ñu xam di dynamique ak diisaay event biñ jëm ak naka la ñoo def ba génn si success yaa loolu noonu lañ dividé training bi daal so waaye ñu ngi si first phase bi muy general preparation phase. waaw maa ngi la bëggoon a laajte tamit gannaaw si technician team bi nga nekk yan jafe-jafe ngeen nekk di daj fu mu nekk nii. right now jafe-jafe yi nekk di dajagum mooy finance because kuy jëflante ak ay mbër di nga xam ne mbër ay mbiram yëpp affaire yi xaalis la xam nga benn su ñëwee si wàllu lekk li ñoo lekk foog na sport yeneen sportif yëpp mbër moo si daaxa lekk ñu baalal ma waaye nag am nañ hope ne dina change because we are just starting ñetti semaine lañ defagum si training bi nii xam nga so ñetti semaine yi nag mu ngi métteegum up and down yaa ngi bari waaye nag am nañ assurance from the GWA president or the GWA executive in general ne things will change mbër yi dinañ kontaan li war government dinañ ko def ba gis ne mboolem koo xam ne pare na pour représenter Gambia bokk nga si ñu select doo am dara looy jaaxle te doo am dara lu lay naxari si wàllu finance loolu nag sant nañ si bu baax ba pare yaakaar nañ ne nit ñu ko promise noonu lañ koo defee parce que mosu ñoo promise luñ deful spécially nag ñun ñoo daan dem di fekki bii nag ñoom ñooy ñëw fekk si kon war préparation si war nañoo utee xam nga préparation si war nañoo utee ñi nga xam ne ñoom la ñoo yaakaar pour ñu représenter war nañoo kontaan be def sax luñ mënut. kon nag yal na bu yaakaar tas. amiin yal na bu yaakaar tas
loolu la ñoo ñaan ta yaakaar nañ ne yaakaar du tas ndax every time ñu ngi communicate with the president directly mu ñoo assoné yaakaar du tas ndax government bi jël nañ lii def ko seen moomeef dañu si jiital si technical preparation bi rek waaye ñoom ñoo ko jël def ko seen moomeef parce que national event loo xam ne Gambia la Gambia ñooy host ECOWAS mu ngi si 16 countries loolu du lu ndaw su fekkoon ne ñetti dëkk la sax du lu ndaw parce que international participants ngay am waxuma laa nag di entire ECOWAS ñoo war a ñëw Gambia ñun ñoo daan dem bii ñoom ñooy ñëw kon loolu ku ko yaakaar ku ko téye lu ndaw tamit du lu ndaw so li ñu war ñu ngi si li si kanam nag ñu ngi ko préparé bu baax def ko in plans and programmes teg ko financially moo ñu see jàppale nag pour ñu dugga si ak jàmm with a success. baax na kon jërëjëf. asalaamualeykum maa ngi lay nuyu di la laaj sa tur ak sa sant. maaleykum asalaam sis maa ngi laa fay ma tudd Ami Seka. Ami Seka luy sa rôle si national team bi. national team bi maa nekk assistant female coach. si Gambie bi fii gis naa jigéen yu bari nekkuñ si làmba yow gannaaw jigéen ñaa ngi nekk coach lan nga am pour wax jigéen ñu bëgg a dugga si làmba te mënuñ ciy dugga ngir waxi nit ñi. waaw lu ma wax nit yi daal ñu xam ne sport muy làmba muy football muy volleyball lu mun di nekk rek foo dem rek jigéen mu ngi fa te léegi làmbi jigéen dafa nekk loo xam ne dafa am doole so tey buñu demee ba isi jigéen ECOWAS ñuy bëri time boobu noonu suñu daan dem ECOWAS parce que man yàgg naa si làmbi Gambia depuis 2012 maa ngi fi waaye nekku moon nag time boobu ak sa coach waaye maa ngi fi nekkoon ak sa medic member so léegi da nga gis ne làmbi jigéen dafa am doole boo xamante ne tey ECOWAS dañ ko dugal seen biir ba suñu daan dem bëre ji 5 góor rek leen daan jël léegi ñu ngi dem ba jël ñaari jigéen di ko si dugal si biir team bi so kon nga xam ne kon làmbi jigéen am na foo xam ne fu mu toll si àdduna bi léegi loolu nag développement bu mag la yow as a jigéen xew-xew bu mag bi buy am si ni April 24 to 26 naka nga foogee ne dina dimbale jigéen yu nekk si làmb. waaw nu ma foogee mooy ñëpp nañ bokka te xam ne lii yëfi réew la Gambie ñoo ko soxla képp ku nga xam ne sa doom bëgg na see ñëw bokka ubbi ne bunta pour ñëpp nga ñëw join because of team bi nekku ne pour Gambie lu ñu ko host kese la nekk na loo xam ne luy continuer la moo nekk parce que mun nañoo ne last 2 years yu passé yëpp jigéen dañ dem bëre ji ku si mel ni Rohi Cham mu nga xamante ne moom ngeen jóge interview léegi bokk na si ñu nga xamante ne demoon na isi na fi silver medal isi na fi different medals yoo xamante ne jigéen ñi la so opportunité la pour jigéen yëpp te ñu ngi ko ubbi pour jigéen yëpp nekkul pour Gambie lu ñu ko host kese la loo xam ne team bi luy continuer la dañoo bëgg di am ay activités yoo xamante ne yëpp jigéen bokk na si so ñu ngi oo ñëpp képp ku nga xam ne sa doom bëgg na def sport bi ñu ngi laa oo ubbi la suñu munta pour nga wax ko mu ñëw bokka nekk jigéen si làmba ban yan jafe-jafe ngeen fi dee daj. waaw nekk na jafe-jafe si àdduna loo gis lu nekk rek jafe-jafe la waaye jom rek mooy tax nga continuer ko li ta jom mooy tax nga continuer ko jigéen fu moo dem si biir góor rek di nga dégg lu nekk di nga dégg lu baax di nga dégg lu bon looy dégg si lu bon xëy na sax mooy ëpp waaye fulla ak fayda yaa ko may sa bopp parce que tey suñ demee ba nga xamante ni daw sax góor lañ ko daan wax Guinée baas bu nga xamante ni tey ay xaalis yu moo lekk si daw te jigéen la am na dégg na lu nekk moom tamit soo ñun tamit ñu ngi nii tey dañ dee dégg lu nekk si làmb. asalaamualeykum. waaleykum asalaam. maa ngi lay nuyu di la laaj sa tur ak sa sant. waa man la Leket bu Baara am nekk national team captain nekk as trainer tamit waaw. Leket jërëjëf as a trainer of the national team yan preparation ngeen nekk di def pour event bu war a am April 24 to 26 mu nekk success. waaw ñu ngi si wàccaay bi rek am nga this time lii moo nekk am first time pour Gambia ñu host ko dëgg la ñu ñoo si nekkoon di represent Gambia am di dem fekki suñu naataangoo yi ni ki Sénégal am Naija waaye this time ñu ñoo ko host moo tax ñu teel a jóg dëgg la xëy na des na ay 2 months yooyu noonu waaye soo gisee ñu teel a start training bi pour ñu xam ne ñu ñoo ko host am teel a am xool suñu mbër yi fan lañ toll ak ñi nga xam ne am nañ yaakaar si ñoom pour select leen ñu mën a teral suñu gan yi ñëw yàlla defal ñu xéwal ñu desal fii suñ am lifin bi ñu koy waxee ndam ni comme yow yaay trainer bi yan jafe-jafe la national team bi nekk di face right now. waaw dëgg la yàggu ñoo door starting training bi nag waaye daa dëgg am jafe-jafe national team yàgg nañ ko parce que ñun si lañ nekk si lañ dunda waaw dëgg ne yàlla jafe-jafe mooy teel a comme li ñoo wax mooy teel a support bi daal moom moo nekkagum suñu problème waaye lépp mbëri moom leen war ñu ngi def ñu ngi ko def fédération bi tamit wax dëgg ne yàlla ñu ngi tracé seen level best understand nga mun a dajale mbëri danaa yoon jox paas ñu dem ak a ñëw so am nañ yaakaar ne tamit li ñëw si kanam su ñëwee xëy na nañ am
camp boo xamante dañoo nekk together ñu ñëpp mu nekk liggéey boo xam ne dafa gën a easy waaye suñu paree fii ku nekk def day demal boppam understand da nga gis tey ñii dañoo ñëw suba ñele duñ ñëw understand so li ma gënaloon man mi nga xam ne maa nekk seen biir di train ak ñoom ñu ñëpp ñu nekk together camp ñooy xëyandoor wàccandoor yow mi nekk ci biir lamba am na xale yoo xam ne fii biir Gambia fii dañ dee bëgg a join lamba waaye seen parents yi duñ leen di encourage yow lan nga am pour wax gaay waaw loolu moom foog naa ne gis nañ ko gisaat ko ñun ñi sax si lañ jaar parce que ñun tamit wax dëgg buñ ko doog a start tey dañu waxoon ne tey ne bëre nii ak nii ak nii xam nga dañu ko doon aaye fekk ñu ngay dem school waaye tey xëy na gis nañ ci yokkute ak njëriñ boo xamante ne tey man tey su ma génnee di am tukki tey yàlla ak lamba bëre la understand so lépp lu ma am tamit tey bëre moo ma ko may muy turba muy tuuti lu ma jot a foraatu am lamba moo ma ko may dëgg la comme ni nga wax ni tam am na solo te question bi nga laajte tam am na solo bu baax a baax a baax xëy na ñun tamit soo gisee comme soo ko xoolee ni Sénégal tey xale yu bari ñu ngi bëgg a nekk mbër understand waaye xëy na ñun ñu nekk si kaw nga xam ne ñun la ñoo tudd tey lambi Gambia jox ñu tur xëy na am na loo xamante xale yi suñ ko gisoon si ñun wala seen waajur gis ko si ñun beneen changes wala yokkute boo xamante gis nañ ko ñun kenn du ay sa doom am nga dem difin nga dem bëre yi so di ñaan yàlla tamit gars yi ñëw gën a jàpp si lamba ji bu baax a baax a baax gën a jàpp si bëre bi muy combat bëre dóor yi muy national team bi muy everything lépp lu ñu oote rek mu nekk lamba rek gars yi war nañ see mën a jàpp bu baax a baax ba nga xam ne xale yi nekk suñ gannaaw suñu gisee ñu nekk si kanam dañoo am kontaan ba pare seen waajur dañu naa support pour ñu dugg si am living affaire sport parce que sport tam wérgu yaram mu ngi si leneen ak leneen moo la mën a yóbbu foo xamante ne tamit tey nga dem tukki si beneen level boo xamante ne tey leneen mënu la koo may so loolu moo fa nekk kon Leket maa ngi laa jaajëfal yal na ngeen am ndam yaag sa team amin waaw di o Gambia yëpp tamit ñoom ñëpp ñu génn si support ni surtout government bi ñu génn teel a support seen ndaw parce que ñun tey soo déggee ñu wàlle ke leen ak leneen ñun man national team bi def naa si ay yees so dama doon génn dem indi ay Gambia ay trophée ay médailles yoo xamante ne mooy loolu waaye ba tey still now support bi dafa des waaye this time around ñun ñoo ko host so man mii di wax yow athlète la ba tey damay bëre nii maa ngi compete maa ngi bëre maa ngi train maa ngi nekk capitaine so yëpp man maa ngi ko def fii nii da nga gis ne tey dañ ñu support dëgg xam nga gars yi taxaw ñu ñaanal ñu tamit ba ndam bi des fii nii parce que suñu moromi naataango la xamante ne ñu neen understand nga di lay jaajëfal bu baax a baax di jaajëfal suma brother di am kontaan am mbégte seen teewaay bi baax na jërëjëf asalaamaaleykum maa ngi fay di la ziar di la naan maaleykum salaam. maa ngi lay laaj sa tur ak sa sant ak rôle bu represent si team bi yaa man la Abdourahmane Ngom known as Bebe Building man maa nekkoon second vice president of Gambia Wrestling Association GWA and ba pare man maa nekk di supervise technical department bi moo tax ma teew fii daal pour as the vice president of GWA ñëpp xam nañ ne xew-xew bu mag buy am si April 24 ak 26 event bu mag la yéen jéego ngeen jël pour event bi nekk success yaa second vice president la my mistake si loolu jéego yi mooy lan early preparation te taxawoon nañ a technical department for the first time mu am si lamba pour xam ne ne ñun ñoo host te dëkk bu host muy Gambia te yàlla def na ne since buñ commencé dem ECOWAS fourth position lañ am so this time around dañ ko bëgg a jël so te am nañ talent bi so dañ bëgg a wane suñ man-man moo tax ñu teel a jóg daal di waaj team bi di leen di prépare di wax tamit xam nga ñëpp jàpp si daal Gambia la national issue la daal juuti la si ñëpp di wax daal yëpp ñaanal ñu jël ndam bi jël ECOWAS bi su neexee yàlla yàlla ngeen jël ndam bi yéen jafe-jafe ngeen nekk di face at the moment as the organization waaw fu mu nekk nii gars yi def nañ sélection bi jafe-jafe bi moom bëriwut di wax ne comme nguur dina dooleel team bi dina teg loxo team bi comme yeneen sport yi niñ ko dee defee te nguur baa ngi si definitely di leen ñaax tamit ak yeneen authorities yi ak institution yi nekk biir Gambia ak compagnie si tamit ñu ñëw support team bi because of tey soo xoolee sport yi Gambia bi mooy the biggest event buñ am because of ñun demuñ World Cup demuñ African Cup of Nations den lamba lañ am muy biggest event muy ECOWAS wrestling competition muy championship boo xam ne ñun ñoo ko host
14 countries war a ñëw fii ñu dalal leen ñu war ko jongante seen biir tamit ñu jël ko so jafe-jafe yi moom daal gisuñ ko daal waaye di wax de daal ñëpp ñëw support daal waaw team bi parce que boy bugga neen ba pare daal yal nañu yàlla dafa sutura daal waaye dinañ wane suñ bopp su neexee yàlla incha allah. amiin ñëpp xam nañ ne bërekat yi ñoo mun a yóbbu comme as organisation bi to another level lan nga am pour wax gaay yi dooleel gaay yi. waaw mbëri dañ leen di wax dañu gëm seen bopp because of tey bëre da nga koo jàng rek nga mun ko nekku ne da ngaa nekk malien nga mun a bëre wala nga juddoo si dëkk rek mun a bëre lii suñ cosaan la te bëri na dëkk yuñ ko bokkal te talent bi mu ngi fi waaye xam nga comme Gambia ñun dafa am loo xam ne tamit daf ñu lay xaw a sonal pour ñu jéem a support suñu own thing di ñaan rek di wax Gambian si yëpp nañ jéem a ñëw all out ñëw support team bi April on the 24th la competition bi di start ñu ñaanal leen di wax maire yi paa yi ak kilifa diine yi kilifa aada yi xam nga di wax gaay ñu téye ñu kurus ñaanal ñu team bi Gambia la ñu dem jël ndam li loolu ñu ko ñaan yàlla daal bu baax a baax di ko sàkku si ñëpp yaa waaw baax na jërëjëf. asalaamualeykum. waaleykum salaam. oncle maa ngi laa nuyu di la laaj sa tur ak sa sant. waaw maa ngi lay delloo nuyu di la wax ne man la coach Souleymane Ba ñu gën maa xamee oncle Boy Melax. oncle ñëpp xam nañ ne ECOWAS programme bu war a am si Gambie bi ban jéego ngeen jël pour event bi mu nekk success si Gambie bi. waaw di ñaan yàlla rek ñu tàmbale ko ci bisimilahi rahmaani rahim àggale ko alhamdulilahi rabil alamin ndax dañ daan dem di fekki di saym nag dañoo ñëw ndax ñun ñoo xoos dañoo ñëw fekki suñu kon suñ matuwaay yëpp ñu ngi koy jël fi mu nekk nii am nañ yaakaar ne daal incha allah ndam le dinañ fi des waaw matuwaay yooyu ci loolu lañ nekk xam nga programme bi des na waaye fi mu nekk nii start nañ train every day dañoo train bu dul Sunday rek every day dañoo train kon xam nga ne jël nañ di son pour yàlla defal ñun jàmm ndam le des Gambia fii. loolu neex naa dégg yan jafe-jafe ngeen nekk di daj fu mu nekk nii. xaalis waaw jafe-jafe xaalis rek de xaalis li gars yi di bañ a tudd xaalis waaw fi mu nekk nii moom wax dëgg yàlla Gambia Wrestling Association ñu ngi try waaw ñu ngi try ndax mbër yi nga gis fii yëpp mbër bu fi ñëw dinañ la jox pass $200 ndox baa ngi fi am nañ Medex so loolu la. event bu war a am nii fan nga foog la moo yóbbu lambi Gambia. waaw dina ko yóbbu ci beneen level ndax li tax mooy ECOWAS du Gambia rek ñoo ko dimaanoon am na yeneen country yoo xam ne bëggoon nañ ko waaye yàlla mi dara tawut président Matar Sène dugal tànk dugal loxo ba yàlla def mu xoos ko kon dafa mel ni loolu rek benn ndam la waaw bu yàlla defee nag event bi succeed te am nañ yaakaar ne bu soob yàlla incha allah comme ni ma ko ubbee rek dinañ ko tàmbale ci bisimilah àggale ko ci alhamdulilah rabbil alamin di ci tàllal loxo Gambia bi yëpp nag di ko dala ci président bi his excellence Alhaji Adama Barrow moom bëre moo nekkoon choice am moo nekkoon sport bi nga xam ne loolu la gën a like ak football waaye xam naa ne bëre moom cosaanam la ndax ñun ñëpp ci bëre lañ ko xamee kon nag ñu ngi koy tàllal loxo mu jàpp dugal ci loxoom xam na mbër lan la soxla su ko defee ñu am dimbal suñ xel dal ñu mën a compete am jël raay yi nga xam ne moom lañ fi teg yëpp ñu jël ko loolu daal man mooy suma xalaat mooy suma mébét. jërëjëf maa ngi la bëggoon a laajte tamit ñun athlètes yi tamit lan ngay advice gars yi. waaw da leen advice rek ñu respect ñi nga xam ne ñoom lañ nekkal ñuy teel a ñëw train lekk ba suur tëdd nelaw mbër du pareas day pare athlète du pareas day pare bëgg nañ daal bu ñu ba nga xam ne fi mu nekk nii ay 1 week moo ci des 2 weeks 3 weeks relaxé rek la ñu war a def waaw waratuñoo def fekk pare nañ waaw fekk leen advice ñu gàtt tànk train bu baax
lekk ba suur te de nelaw te xam ne liñ soxla nii liñ sumb nii ku ci yàlla may ndam waxuma la Gambia bi waaye àddina bi yëpp dinañ xam ne diw sàngam yàlla defal na ko ndam ndax lii nguur geeg ahlu lambeeg ñëpp ci dugal seen loxo ñëpp a yàkkamte bis bu ñëw bañ jël raay yi kon dafa mel ni ku ci am ndam ah ndam yi bari na de waaye bii dina wuute de incha allah jërëjëf kon yal na leen yàlla may ndam allahuma amin di ñaan nag mboolem koo xam ne yaa ngi ci réew mi nga xam ne ñun dañoo ñëw pour représenter Gambia national team lañ yore comme football bi ni mu amee national team ñun tam national team lañ amee bëgg na ñëpp ñu ñëw jàppale ñu compagnie yu mag yi yu ndaw yi ñi nga xam ne sax dañoo yàlla daf leen a dénk astuut ñu nekk ci biir dëkk bi ñu ngi leen di tàllal loxo xam ne ñun seeni ndaw lañ seen doom lañ so ñu dimbale ñu pour ñu mën a am liñ bëgg suñ xel mën a dal ñu mën a compétir yàlla may ñu dam jërëjëf mbokki Gambia ñoo ko gisandoor ñoo ko déggandoor mbur yi ñu ngi si waajtaaj bu metti maa ngi ooj compagnie kilifa diine kilifa aada yi na ñëpp génn si ñaanal suñ mbër yi ndax ndam bi buñ ko amee day yóbbu Gambia ci kanam